et puis question lamb coow li bëri na ci biir couleur bi ah. waaw. arrangé bu ñu ko def mënul nekk waruñu ko def coow li bëri na. lamb ak coow a ànd coow li bëri na mais lamb ak coow ñoo ànd. ba ci promoteur yi tey situation oblige que ñu def huis clos kenn mënu fee def leneen soit tëj lamb ja fi nekk kenn bañ a seetaan dara di seetaan archive yi ou huis clos comme ni ko football bi defee basket bi ñi ko ñëpp yi defee même musiciens yi huis clos la ñuy def léegi gis nga le 31 décembre musiciens yëpp seen kër lañu toog di musique nit ñi di fecc seen biir salon yi pourquoi lamb bëgg a nekk exception te huis clos dañ ni rester chez vous promoteur bi jël risque fay mbër ay centaines de millions wala ay dizaines de millions lamb ja cocc lu dul caméra bay filmer nekk fa ak arbitre yi ñëpp toog seen biir kër. doom bàkku du am dara. si dana am dana yooyu yëpp ci organisation. mbërëm buy bàkku moom kese xanaa non non du bàkku moom rek lépp organisation mbër mi dina am ñu mu àndal di bàkku mën nañoo invité sax ay mbër yuy bàkku ñaar ñetti mbër yu ñëw di bàkku taxaw du ñu àndandoo même dama doon mel nag dootu ko mel mën nañu jël pourquoi pas jël même musicien un Wally Seck ou un Pape Diouf tegal ko truc benn kiyam ca à très loin muy animé di animé ba combat jot premier combat ñu arrêté animation bi ñooñu bëri ci digg bi su paree ñooñu continuer animé deuxième combat noonu troisième ainsi de suite de façon doonu am ay moyens yu ñu trouvé pour nit ñi toog seen biir kër mel ni ñu ngi ci biir làmb ja amateurs yi nag ñoo dul am occasion pour dugg parce que foo xam ne soo fa duggee mën nga faa jëlee feebar santé nit ñi moo gënal ñëpp que ça di ko dalee ci président Macky Sall ba ci le plus petit Sénégalais ku conscient ku ne santé population yi nga war a gën a def sa ité moom nga war a prioriser mais bëgg a seetaan làmb du tax ngay dem pour jëli feebar. mais promoteurs yi ñu ci bari am nañ ci def ay sorties mais ñun gisuñu seen bopp ci làmb huis clos. am nañ ci droit xam nga ku nekk nag am nga droit ci tey ceebu jën laa bëgg a lekk beneen promoteur ni maafe la keneen ki am nañ ci droit. promoteurs yi ñooy dafa jekk ba pare kon. non du question jekk. man da nga xam fi nga jëm exactement. non Père Gaston dafa yàgg risqué xam nga classe bi bi ñu koy fii door dañ ne woon lii mënu la sotti championnat kenn mënu ko def ci làmb réussir naa ko tey mbër yi fi nekk yëpp ci classe boobu la ñu génne def naa fi retour Manga 2 dañoo wax mënu la nekk retour Tyson dañoo wax mënu la nekk mais yëf yi da ngay risqué entreprendre quelque chose pour mën a réussir cette chose là mais doo tëdd sa kër rek lii mënu la nekk wala lii suñ ko defee ku nekk yi wax dañuy essayer def ko su réussir nit ñi toog ci seen biir kër di seetaan mais mënuñu bàyyi aussi mbër yi jël seen avance ya jeex na mooy seen gagne-pain ñu toog di wax ni duñ leen wutal pexe mënu bëree pour ñeneen suñ ko defee mu réussiraat ñeneen maa jël procédure boobu. ban commande ngay dégg def huis clos Bombardier. Balla Gaye 2 wala Diène Kaïré ak kii xam ne. non man si tout va bien ministre bi dafa dem mission su ñëwee ba jël dossier d'ailleurs dossier bi ñu ngi ak moom dafa naa CNG remettre ko noonu ko suñ demee ba jàpp nag ba ni nag léegi nañ dem régulariser ji man li ma jàpp mooy tëgg le 4 avril. Eumeu Sène Lac de Guiers 2 ak Diène Kaïré Modou Anta. le 4 avril. le 4 avril ak yeneen combat préliminaire man loolu laa mébét moom laa bëgg. mais père ñu ne sponsor am. système PPV bi est-ce que dina. ku la ne sponsor am. loolu gars yi loolu la ñuy. gaa yi na ko coow ku la ko. promoteur moom la ñuy jooy. sponsor yi dana am de sponsor. dana am. non sponsor yi dana am. nañ leen proposer lu daal seen xel. tey tribune yi ngay gis nga xam ni 20 000 30 000 spectateurs moo fi doon nekk. arène nationale tey 22 000 places. tribune yëpp dañ koy habiller en couleur de sponsor. dañuy habiller tribune yëpp en couleur de sponsor ñu visible. sponsor yi tey. seen devoir la sax ñu propulser promoteurs yëpp pour ñu dellu ci làmb ji parce que ci relance économique bi le président de la république prôné
ci la bokk ñoom ñu def ci seen participation parce que démb ñoom ak promoteurs yi fi nekkoon kon tey su demee ba mbas mi am économie bëgg a rëdd làmb ji bëgg a yàqu ñoom ci seen bopp ñoo war a ñëw jàppale promoteurs yi. mais comment ay cher noonu Père Gaston ak li nga ci def ci budget. li nga fi lim ni yëpp est-ce que jàpp nga ni que war na mën a génnee lu tollook li nga ci def. mais combat yi ma daan tëgg benn stade ba gën a fees mësu cee génne cas bi nga ci def wala xaaj mësu la génne sax 10e bi ma ci def peut-être ñooñu leen daan indi ci làmb mooy ambiance bi ci kaw tribune yeeg yooyu mais su dee pour yaakaar ci amateurs yi xaalis ñiy dugg xaalis boobu mun la fay sax combat yu ndaw yi. léegi kon ñun da ngeen di investir à perte. waaw mais yàlla jeexul xam nga su ma bu yooyu côté boobu bëgguma cee wax parce que ba ma ci daan wax ba ma nekk ci làmb ji dëgg su ma ñu ma daan wax ñu ne Gaston dafa ñaan dafa bañ ko dugg si ci làmb ji ba ma génnee pendant 5 ans ñoom ñëpp xam nañu moo tax bëggatuma dellu si boobu débat. parce que man damay bañ Père Gaston làmb ji pare mu taxaw aaluwaat waaw man maa xaru maa ngi ni man kay léegi. non suma làmb yàgg na ko wax nattu yàlla la yàlla natt na ma ci lii ca li may def nii maa ngi koy étudier ca seet naa xalaat naa ci ba mu wóor ma ni mën naa nekk man doy na ma man Gaston Mbengue. Gaston production man doy na ma. ci Gaston production risque nag lu fu mu amul. risque moom fépp la. seen Dakaractu bi sax risque la lépp risque la dans la vie il faut risquer pour avancer c'est-à-dire suñu risqué nag nañ risqué ci ay attitude ay action yu baax xam nga tey yéen kenn gisu leen ngeen di tegi plateau di jéem a taal réew mi parce que risque la su ngeen di jéem a taal réew mi mën na tëj li ngeen yor parce que fi ñu toy cahier de charge nag bépp ko am télévision yi fi taxaw di bëgg a taal réew mi ku ko fi jéem a taalit suñ la dóoree yet wi bu benn naafeq taxaw di wax kii li tax ñu tëj ko parce que nag bëgg a taal réew mi bëgg a sànq nit ñi bëgg a sànq réew mi te ñiy wax ci plateau yëpp kenn amu ci kër goo taal ñoom ñëpp kenn amu ci kër goo taal ba pare taxaw bëgg a influencer les populations pour ñu taal réew mi loolu lañ war a bàyyi te man loolu ci li ma gën a dugal ci làmb ci la bokk pour occuper plateau yi pour nit ñi waxtaane làmb ñëpp am jàmm parce que làmb facteur de développement la facteur de stabilité la voilà facteur de stabilité la mais mënuñu bàyyi rek di seetaan ay soi-disant chroniqueur ou soi-disant donneur de leçons yoo xam ni il ne représente absolument rien dans ce pays taxaw di su leen neexee di yàq lu leen neex un président de la République su leen neexee yàq lu leen neex un marabout su leen neexee yàq lu leen neex ay nit ñu baax ñi ñu leen ciy seetaan parce que seen làmmiñ rëy na ñuy wax ñu leen déglu ci comme Sénégal dafa bari aussi ay naafeq yi taxaw di leen tàccu. gars yi dañ naan Père Gaston souvent bu président bëggee def dara bañ réew mi coow lu ko arrangé wul Gaston la ñuy jël na ko tëggal bés ñu waxtaanee làmb ji. waxtaan bi dominé ñoom la non président ëpp na loolu le président Macky Sall ëpp na loolu président Macky Sall def na lu ne ci làmb xam nga làmb ku jël ba feebar amul dara amul nga jël fexe ba wuti 32 milliards def ko ci làmb rien que pour làmb kooku bañul la jàppale làmb surtout ci temps bi ñu nekk il faut que ñu delloo suñu xel bañ a nekk seytaane bañ a nekk naafeq mais président Macky Sall daal nan seetaan xam nga moom mi ngi liggéey nit ñaa ngi coow mi ngi liggéey tey chantier yi ñëpp a ngi nii chantier yi sax xam na ñu koy mbam ñoo xam ne ñu ngi koy diingat amatul fu nu jaar mais fu nu jaar danañu ko am yi bu nu xalaat suñu bopp na xalaat suñu doom yi suñu sët yi ñëwi France bi ñu koy defar Paris il y a 405 ans ñuy defaraat soo daan jógee république jëm aéroport 45 minutes nga doon def mais période boobu ñu ko doon defar da ngay def 2 heures de temps ou 3 heures de temps ci yoon bi ñii di tardé seeni vol mu metti woon nit ñi mais bi mu sottee tey tout le monde est heureux bu nu yàkkamti. démb sa xarit. Marème Faye Sall la première dame génn wax ak sénégalais yi waaye li ci gën a marquant ci sénégalais jàpp ko mooy li ñu ko fi doon tuumal naan première daa am feebaru xel dafa ba gis nga réponse bi ñu joxe en toute modestie.
waaw parce que loolu dara Sénégal yi dañoo iñaan ñi ci ëpp bokk du Sénégal yëpp mais dafa bari dañu bari ñu iñaan mën a suul ndaanaan soxna Marème Faye Sall jotewul ak kenn dara njaamoram la jàpp kenn xamu ko sax duggul ci mbiri jëkkëram duggul ci lu yoonam nekkul li muy dugg daal mooy di man de li ma ko xamee di def ay action yu baax di dimbali néew ji doole ji am na sax ñu am doole mu leen di dimbali donc nit ñi nag li may faral di wax ni yàlla su fi wàcce woon yonent bi sax nit ñi weddi ko donc Marème Faye Sall jaamur la jigéen la ma ngay sëy sëyam kenn xamalu ko dara te teewul it li mu war a def mi ngi koy def mais Sénégal soo baaxee ñu wutal la sikk soo wéree ñu wutal la feebar mais li mu wax démb lu leer naññ la xanaa sénégalais yi nag léegi suñu yeewoo dañu bàyyi doomu jàmbur dañu bàyyi jabaru jàmbur te nit ñi sénégalais yi en général li ñuy jéene nit ak li ñuy teg ci kaw deru nit yépp ca seeni kër la fekk baax li ñuy wax ju bon dëkkul foo mu jëm foo mu jóge la ci sénégalais bi yëpp ki ci gën a bon yaa ci dàq wax lu bon. mais est-ce que des fois dañuy jaawale ay action politique ak yenn mbir yi première dame institution la jàpp ñu ko ñi génne woon wax jooju peut-être que dañ ko defoon pour des fins politiques. mais première dame jàppewul boppam sax institution première dame sénégalaise la jàppee boppam. di dugganteeg nit ñi am ay xarit comme ni mu ko waxee am ay mbokk jàppewul boppam institution. yàlla suturaal na ko dim jàppale na jëkkër jëm yàlla ci dogal mu nekk chef de l'État kooku beneen statut la am mais du ko sax wone ku mu mën a jàppale dana la jàppale comme ni mu ko waxee mi ngi jàppale nit ñi donc vraiment man Sénégalais yi daal ñoo baaxul ak it ñiy def trafic d'influence à son niveau aussi yemale na leen ñu bàyyi ko parce que xam nga damaa jege Macky Sall ak damaa jege Marème Faye Sall ak nangam yooyu fen loolu la nit ñi war a bàyyi nit ñi dañ war a tàmm liggéey cee tàmm aussi wax dëgg parce que waxal nit lu baax taxul nga bëgg cee profito pour di gagner ay business wala ay yu kenn xamul Marème Faye Sall kenn xamul ko. li may tàggoo mooy rek sénégalais yi nañ dellu seen xel. bëggante c'est pas parce que ko ca nit ñi nga xam ne ñu ngi ci pouvoir nan bàyyi suñ leen jëlee ci poste yi ñu nekk ñu génn téye seen làmmiñ opposition bi tertu leen en héros te démb ñoom ñoo doon reyante ca su nit jógee ci opposition comme Idrissa Seck dem ca pouvoir ba ñu ni mburoog soow ñu ni di commencé di ko ŋàññ ay dilla ak yooyu xanaa kon ñi jóge ci pouvoir dem ci opposition bi xam nga ñoom kon lan lañu ay mburoog poson lañu ñoom dem seen mburu poson lañ ci def ñoom ñëpp ay dee ndax mburoog poson lañu nekk su di mag yi nekkee mburoog soow ñoom ñi jóge ci pouvoir dem ci opposition bi ŋàññ mburoog poson lañu jërëjëf